mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV benn waxtu bis ñu leen ci xabaaru njolloor si la ci gën a fës Covid 19 juróom-benn fukk ak juróom-ñaari cas yees ñoo dolleeku ci limub ñu ko amee fa juróom-benn fukk ak ñaar yoo xam ne cas contact la ak juróomi cas communautaire ñu ràññee leen ca diwaanub Thiès Yoff ak Diamniadio fu ne benn ca dëkk bu tedd ba Touba Mbacké ñaar lañ fa ràññee ñeenti nit kon ñoo ci wér ñeent nekk ci cas de nekk nag kon ci sowtaas daañu ci dikk du mu gën a yaatoo ci xayma gi ak docteur Aloyse Waly Diouf mi xëy yor kàddu tey jii. koor bu ñu mësta dund ci mim réew la ñuy jànkonteel jamono ji ndax état d'urgence bi couvre-feu yi dem beeg dëkk bi nu tënk naka noonu itam jumaa yeeg jàkk yu tëj ràpp loole nag am ay njeexital ci ñi yëngu ci wàllub taxi yi di taximaan yi ñoom nag ne sonn nañu tay nañu ci mbir yi seen sàkkuteef ci mbir mile lenn kott la mooy mbas mi génn ci réew mi daañu ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. mbay mu mucc ayib am niki ren ca bët gànnaaru réew ma ca Saint-Louis foofee nag li nga xam ne kon mooy ceeb bi daanaka kon am nañ ci résultat bu mucc ayib waaye nag la leen jaaxal ñoom baykat yi ne nag njéeréer yi ak lenn ci picc yi mu ëllëwate ko seen kaw naka noonu tam woppi coronavirus gi loolu leen tiital ba tax seen baat jib ci daan ci ànd ak sunu ndaw la fa ci xabaar yi bu caalandee laataa njeextal li li gën a fës ci xëtu xabaar yi mbokk yi nes gis ñu ci faram-fàcce. gërëm leen ci ànd beeg ñun ci ITV xabaaru njolloor si des ko tàmbali duñ ko junjee ci ndorteel ak woppi coronavirus bile juróom-benn fukk ak juróom-ñaari cas ñoo dollee ko ci lim ñu ko amee bokk na ci juróom-benn fukk ak ñaar yoo xam ne ay cas contact la ak juróomi cas communautaire feeñ diggante Yoff Diamniadio ak fële ca Thiès fu ne benn ca dëkk bu tedd ba Touba. ñaari nit ñoo fa amee wopp gi niki tey kon ñeent nit jotoonoo wér ci jàngoro bile ñeent nekk ci diggante maanaam kon nekk ci sowtaas loolee nag tax ba mbir yóbbu nañ ko ba junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar yoo xamante ne ñoo ko amee ginnaaw bi mbas bi feeñee ci Sénégal ak tey jëlee ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoo ci wér péng am nag juróom-ñett nit yu ñàkk seen bakkan jamono ji kon ci lac docteur yi juróom-ñetti téeméer ñoo ci nekk ngir rek ñu mën leen mu dàggaleek woppi gi ñoo ci leeral ni ki tey xayma bi nga xam ne kilifa gi def na ko ci woppi coronavirus bi docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur cabinet ministère de la santé ñu teewlu kàddoom. ci juróom-ñetti téeméer ak fukki test yi ñu def juróom benn fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñaari cas contact mooy cas yi nga xam ne dañu jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro bi ñu am juróomi cas communautaire benn bi ci Yoff benn bi ci Diamniadio benn bi ci Thiès ñaar yi ci Touba ñeent ci malade yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey am nañu ñeenti cas yoo xam ne ñu ngi ci suñu service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal yeneen malade yi des ñu ngi tane. total lu mën a ñàkk la ci mim réew loolu nag xalaat bu bàyyeekoo ci ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi bàyyeekoo ci daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom nag ne Sénégal kay li ko war jamono ji mooy toppi tànku Allemagne naka noonu tamit réew yi nekk ci sow ci penku lu ci mel ni Chine ak lu ko wër ndax nag jàpp nañu daal loolee rek mooy tax kon ba nu mucc ci wopp gi ba noppi def dépistage massif ñëpp kon ci askan wi ñu daal leen dépister xool ndax amee nañu wopp gi am déet ndax ci dool yi tamit di tàgg masque yi loolu lépp daal bu ñu ko defee amaana wopp gi mën na deltu ginnaaw ci Sénégal bu baax a baax wala sax mu dëñ fi ci bataaxal lañu ko tënk ñu ànd ci leeral ak maam Abdou Gueye Kassé. confinement total nekkul lu baax pour réew bu mel ni Sénégal bu fekkee dañoo amal benn weeru confinement ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci xayma yi nga xam ni groupe de recherche interdisciplinaire ci Covid-19 bi ñoo ko amal sunu réew dina dugg ci récession bu toll ci moins 9,9%. naka noonee tamit yëngu-yëngu bi ci askan bi dina daanu bu baax a baax ndax ci téeméeri nit boo jël fanweer ak ñetti kepp ñooy juga ko daanu
perte fiscale bi maanaam ñàkkum gafaga gi nga xam ni dafa waroon a dugg ci keesu nguur gi ñu ngi ko xayma si ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari milliards su suñuy koppar te loolu booy seet dafa méngoog juróom-ñaari poñ yu toftal ñeent si suñu budget bu atum 2020 secteur informel bi tamit dina am ay jafe-jafe ndaxte ci bile secteur perte bi ñoo ngi ko xayma si juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti milliards su suñuy koppar confinement total benn weer lu muy dikkee Sénégal ëpp na li nga xam ni moom mooy ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróomi milliards su suñuy koppar loolu nag di méngoog téeméer boo jël si suñu PIB lu jege fukk ak juróom-ñaar te li ni mel nag dina am ay jafe-jafe si sunu koom-koom ndaxte dina tax ñu bëri daal di ñàkk seen liggéey naka noonee tamit dina yokk ndóol gi ci askan wi ak tamit ay jafe-jafe ci dundinu askan wi naka noonee tamit si doxalinu politique bi ci réew mi kon nag kuréel gii di GRI moo ngi woo nguur gi mu daal di topp exemple yenn réew yi ci Asie comme ci mel ni Corée du Sud Taïwan Singapour ak ca Europe comme réew mi di Allemagne yile réew nag te nga xam ne daal nañuy faagaagal jàngoro bi te taxul benn yoon ñu daal di jël lii di confinement total maanaam daal di sàkku seen askan ñu daal di tëju ci seeni ay kër yile réew nag lu ñu def rek mooy que ni dañoo daal di saxal foofule lii di dépistage de masse daal di koy boole ak port obligatoire du masque bu ñu sukkandikoo ci experts yu université Cheikh Anta Diop bu Dakar dépistage bi nu muy dikkee nguur gi moo ngi toll ci ñetti téeméer ak fukki milliards su suñuy koppar mu gën a néew juróom-ñetti yoon li nga xam ni moom mooy benn weeru confinement GRI di sàkku ci nguur gi mu daal di bàyyi xel bu baax ñaari secteurs yi di secteur informel ak secteur agro-sylvo-pastoral bi ci njëkk mooy que ni secteur yi le ci téeméer boo jël ci sunu PIB ñoom ñoo ci dugal du toll ci juróom fukki yi rax ci dolli ci téeméeri xëy boo jël ci réew mi juróom-ñeenti fukki yi ak juróom yi ci ñaari secteurs yi le nañu bàyyeekoo. Mame Abdou Gueye Kassé jërëjëf Burkina Faso jël dogal ubbiwaati buntu yi nga xam ne moo bàyyi moo jëm ci jumaay ak jàkk yi boobu la dogal nag ni ki démb la daal di wàcc bàyyi ko ci fédération association islamique yu dëkk ba ñoom nëpp nag ci ndogalu ki nga xam ne kon moo sàlloo lépp lu jëm ci wàllu diine ci réew ma waaye nag ne dogal gi nag day ànd ak lépp ci jëfe ci mesures yi nga xam ne teg nañ ko ngir mucc ci woppi coronavirus dellu su fii ci Sénégal dem ca diwaanu Sicap Liberté foofee nag lépp ci kuréel ci botu ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu microfinance ak li nga xam ne mooy économie solidaire di Zahra Iyane Thiam amal nañu ay masque daal di ko séddale askan wi waaye tamit ñaax ñëpp ñoo xamante ni ñooy doomi diwaan ba ngir rek ñu daal di tënku waaye tamit topp digle kilifa yi sàlloo lépp lu jëm ci wàllu pàcc mi ci Sénégal waaye tamit leneen loo xamante ñu koy sàkku ci ñoom mooy ne daal li nga xam ne moom mooy lii di coronavirus bi daanaka bàyyi benn secteur lépp la daal di gàttan ba tax nag ñoom ñëpp kon ne duñu toog rek di seetaan foofu ñu boole seen doole ak seen kattan ngir xeex mu jóge fa ñu teewlu kàddoom moom jëwriñ gi ci micro sunu natango yi. jël nañu ñetti fanu yàlla yoo xam ne dañ ko jagleel distribution masque boo xoolee nag ñun ñëpp ñu taxaw ànd ak mouvement de jeunes yi ànd ak délégués yi ànd ak autorité religieuse yi ànd ak autorité territoriale bi administrative yi ñoom ñëpp ñu jël ay message jagleel ko askan bi. dafa fekk bi di feebar bi tàmbaleeg léegi biir Sénégal daanaka mat na ñaari weer ci ñaari weer yooyu liñ ci seetlu mooy daanaka maladie bi yokk na par 6 taxawaay bi dafa gën a war a yokk ci ñu seet nu ñuy arrêter chaîne de transmission communautaire kon xeex bi dafa war a léegi wàcc ba ci gox-goxaat yi wàcc ci koñ yi wàcc ci quartier yi wàcc ci communes yi wàcc ci département ci arrondissement yi ci département yi ndax kenn ku ne bu defee taxawaay bi mu war a taxaw ci koñam feebar bi wóor na ma ne dina taxaw ndax li ñuy seetlu mooy feebar bi du wàllu lu jëm ci yaram rek lay am conséquence ci wàllu koom am na ci conséquence ci wàllu social am na ci conséquence ndax gis nañ suñu mbokk yi nga xam ne feebar bi da leen dal situation problème yi ñuy am sax pour nit ñi ñu dëkkal pour fu ñuy dem ak yooyu te feebar bi daf ci bokk dañu war a taxaw solidairement ñu ànd mën a defar mën a xeex bi. ci diwaanu Mbaaw njiital bokk moomeel bi kon dafa jël ay masque séddale ko askan wi waaye tamit jël ab ambulance boo xam ne da ko jagleel bërëb fajukaay ba fa nekk loolu lépp nag ngir xeex woppi coronavirus ba noppi di sàkku ci askan wi ñu tënku ci digle yi ñu ànd ci leeral ak Mamadou Lamine Fati. ñun ñëpp la mbir bi soxal tey jii ak léegi loolu doon ay kàdduy meeru commune bu Mbaaw gannaaw bu muy joxe ay masque ak ambulance district bu Mbaaw ci wàllam ci xeex bi ñuy def Covid-19. ay kilifa lañ mooy am na ku ñuy déglu nag nañu wax ak ñoom li ñuy wax ak ñoom mooy lii ku ne woon du dal si man feneen la Chine la ne nga naan Chine ñu naan non mu ngi France mu ngi Espagne
parce que yàgg ñu naan mu ngi Touba mu ngi fële ñu naan mu ngi Ndakaaru mu ngi Almadi léegi mu ngi Mbao ci li tax ñu koy wax mooy kenn ku nekk mu xam ne na jàpp na rek moom mën na ko am wala ku ko jege lool mën na ko am day tax saa bu nekk rek di nga jël ses dispositions ba doo wàll kenn du la wàlle am nañu lu ëpp fukki cas ak ñaar waaye am nañu si wér waaye nag am na ñu fi nekk ba léegi te am na yu bees. district bu Mbao moom mi am na fanweer ak juróom benn nit yi nga xam ne am nañu doomu jàngoro coronavirus yooyu lépp ñu séddale ko ci juróomi commune maire Mbao di ko gën a leeral. ñu jàpp ne nekkul commune de Mbao la ñuy wax ñu ngi wax district de Mbao lan mooy district de Mbao mooy hôpital bii nekk Sicap Mbao te soxna su baax ji toog jiite ko waaye hôpital boobu Mbao gii si la bokk Caaroy Géej si la bokk Diamaguène Sicap Mbao si la bokk Tivaouane Diacksao si la bokk Caaroy Gare si la bokk juróomi commune yooyu yépp ñu ngi si biir bon bu ñu ne fanweeri cas ak juróom wala juróom benn am na Mbao da ngeen war a xam ne district bi da ñoo ñëpp si la ñu bokk. boole suñuy jëfin te ànd ci ndigal yi nga xam ne moom mooy tax ba doo am feebar bile doon na li nga xam ne dinañu aar bu baax a baax loolu di kàddu yi sous-préfet bu Thiaroye. bi ngeen def je crois que appel bu rafet la pour képp ku ci nekk rek foo nekk muy imam di chef de village di bajenu gox di chef di délégué de quartier di président d'ASC ku nekk am nga la war a mën def pour sensibiliser woon nit ñi ci ñu am comportement yi nga xam ne moom moo gën. fukk ak juróomi junni masque ñeenti ambulance li nga xam ne maire commune bu Mbao def na ko ngir jàppale askanam rawatina waxtu bi nga xam ne feebaru Covid-19 mu ngi lëmbee àdduna gi. Mamadou Lamine Fati jërëjëf maa ngi koy junj ci ndorteelu xabaar yi ak weeru koolu ren bi daal di nag yemook ay mesures yu am solo waaye tamit tënk lool askan wi bokk na ci état d'urgence bi ak couvre-feu yi ak li nga xam ne mooy woppi coronavirus bi naka la tamit dem beeg dëkk bi lépp wàññeeku loolee nag ñu tax ñu leen samp laaj ci naka la ko taximan yi kon di jànkoontelee ñun daal seen baat lenn rek la mooy kon sonn nañu lool ci mbir mi le moo tax ñuy ñaan bile mbas kon génn ci réew mi ku ne mën a delluwaat comme seen liggéey. ñu ànd ci leeral ak Omar Kane Bachir Sow. daanaka taxi yi yëpp benn client nekku ci. ñoom ci seen bopp ñoo ñu ko wax mësuñu dund weeru koor gu méttee nii. koor gi yàgg nañoo fi fekk ñi liggéey mais koor gu mel nii moom mësuñu cee tombé moom ci métti waay moom métti na lool wax dëgg yàlla. da ngay tourné ba sonn doo gis loo yëpp. li ko waral ab coronavirus goo xam ni. noppi na ci limité déplacement yi ak couvre-feu boo xam ni daf leen di obligé ñu gaare balaa 20 heures bokk na itam ci li ko waral weeru koor gi. koor gi aussi am na ci wàll nag koor moom naka jeeg taxi day métti. liggéey bi moom boo bëdu woon feebar bi tamit liggéey bi day wàññeeku. mu nekk situation boo xam ni wàññi na bu baax li ñu daan am ñoom ñi doon versé ñaari junni bés bu nekk borom oto yi 10 000 francs yooyu jafe na lool ngir ñu am ko ci semaine. da ngay daw ba wàcc jot rek boo solee sa gasoil lu ci des nga génn ci sa dépense la fa des nga teg ko fa bu une semaine bi jotee lu fa nekk rek nga dem jox ko borom oto bi. non instant yi moom loo am rek joxe moom instant yi loo am rek joxe semaine 25 000 30 000 loo am joxe loo am rek joxe da ngay tourné ba ngoon daal nga wàcc loo am rek joxe instant yi moo fi am moom waaw. ci wet gi am ñu ñu wax ni ñoom situation bi changé wul dara ci li ñu daan doxee. am na ñoo xamante ne bi spécial dañ daan liggéey guddi ñoom couvre-feu bi yàqal na leen mais ñun moom am na ñoo xamante ne bi ñuy xëy yàqalu leen dara man sama heure liggéey yàqu ci dara parce que 7 heures laa daan xëy d'habitude toujours 7 heures laa daan xëy 18 heures 19 heures day fekk ma wàcc kon yàqaluma dara man. chauffeuru taxi yooyu lenn rek la ñu bëgg mooy borom oto yi comprendre situation bi. maa ngi leen ko doon junj itam ci ndorteelu xabaar yi ak bayub ceeb gi ci bët gànnaaru réew mi résultat bi ci am ren ji ëpp na ba tax nag ñoom jàpp nañu ni kon loolee lépp ñu ngi ko am ginnaaw jàppandalu sayit ba tax jamono ji li ëllëtu ko seen kaw nag mooy li nga xam ne mooy jafe-jafe gi jëm ci wàllu njëreeli ak picc yi kon jàpp nañu ni kon loolu lépp ay jafe-jafe la yoo xamante ne nii mën na leen dal seen liggéey rawatina woppi coronavirus bi kon ne fax ci Sénégal Mamadou Aliou Signan mooy sunu ndaw ci diwaanu Ndar Géej. campagne bi jëm ci mbayub ceeb bi jamono budul nawet résultat yiñ ci am dal na xel ci gis-gisu ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi. C'est la première fois ñu def contre saison pratiquement 49 000 hectares te objectif bi
mi ngi woon ci 50 000 hectares cela veut dire que presque atteindre nañu objectif bi. résultat yu ni mel nag bu ñu ko amee la ko waral bari na. mooy boo bëggee bay irrigation dafa laaj ndox nag il faut que ndox mi disponible bu loolu aussi say taxaw na ci dëgg xar ci tànk tubayam ba nga xam ne ndox fu mu war a àgg ak nu mu fa war a nekkee jéem nañ ko àggale foofu pour nit ñi ki nga xam ne bëgg nga jël ndox nga mun ko jël donc mun ko dugal sa tool moom mooy programme maintenance bi moo tax gis ngeen sama ginnaaw am na benn machine bi nga xam ne mu ngi liggéey ci biir ndox mi ay machine bi nga xam ne dafa mel machine buy fëy la ci biir ndox mi la nekk donc di dindi lu fiy ñax bu mu munti doon dindi ko parce que ñax bi moom mooy tax qualité service de l'eau bi donc détérioré wu. njaqare bi producteurs yi am nag dafa jëm ci wàllub récolte bi. boo xoolee avec le contexte coronavirus bi soo xoolee heure bi daawoon nañu am ay main d'œuvre donc nag loolu nag moo waral ñu war a jël ay matukaay yi mooy lan naka la ñuy organiser récolte bi commencer teel entretenir machine yi li fi nekk mais aussi di demander état bi comme ni mu ko daan defee chaque année aussi mu indiwaat ñu ay moissonneuses batteuses pour que vraiment ñu mën a assurer récolte bi à temps. su weesoo récolte boobee mbirub picc yi aussi nekk na jafe-jafe ci baykat yi. faut ñu taxaw aussi pour mun xeex donc kii picc yi parce que picc yi bokk na li gën a tiitloo nit ñi yaakaar nañ ne aussi bu ci yàlla àndee danañ ci taxaw nga xamee ne donc loolu aussi du mun donc mun yàq suñu liggéey. yii jafe-jafe bu ñu ko saafara kilifa sayet yi jàpp nañ ni lu jëm ci souveraineté alimentaire wala autosuffisance en riz mën nañ ci egg bu gaaw a gaaw. Mamadou Aly Sy Niang jërëjëf dogalub njiitu réewum Sénégal ngir rek ubbiwaat l'école yi ñaari fan ci weerub juin ci ndongo yi nga xam ne kon ñoom dañoo nekk ci classe l'examen ki nga xam ne kon moo fi teewal UNICEF fii ci réew mi di Sylvia Daney Lof nekkoon ganug Mamadou Ibra Kane mu ngi koy rafetlu ba noppi ni nag mesures yi nga xam ne état wu Sénégal teg du ko ngir gunge askan wi ci wàllu nu mel mesures kon bu muy rafetlu la ñu teewli kàddoom ci micro Mamadou Ibra Kane. UNICEF travaille beaucoup. yëg nañu ne nguur gi moo ngi xool nu muy def ngir delloowaat ndaw ñi ci biir classe yi loolu nekk na loo xam ne ñoo ngi koy rafetlu bu baax te ñun ci waa UNICEF nañ def lépp lu ci war ngir jàppale leen maanaam sàmm ndaw ñi sàmm tamit njàngalekat yi fay ñëw lépp loo xam ne jëm na ci seen wér-gu-yaram ñu taxawu leen ci li jëm ci mbiru année blanche nag moom dañoo bëgg ba mu bañ a dugg ci xelu ndaw ñi maanaam ñu def lépp lu ci war ba lii di année scolaire bi ñu mën koo yeggale ci nu mu waree. gërëm leen mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo la laaju xabaaru njolloor si gërëm ñëpp ñu si jàpp ba xabaar yi mën a yemb rédaction bi jox leen dox daje 18h45 juróom-benn waxtu bu tegalee ñeent fukki simili ak juróom ci kàllaama Kocc ak juróom-ñaari waxtu bu tegalee ñeent fukki simili ak juróom ci kàllaama tubaab fii ak boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci ñoonu ci jàmm ngeen nekk ci jàmm jërë ngeen jëf.